asalaamaaleykum mbokk yi am mbégte ànd ak yéen ci télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ponk yi gën a fës mbas meek ni mu ëlëmee xelu ñi jiite réew mi jamono ji ci ndorteelu octobre ba léegi cas importé yi maanaam yi jóge biti réew daanaka toll na ci juróom-ñeent fukk ak benn ba tax ñu jël dogal ni képp kuy duggati fii ci réew mi faaw nga indi ab test bu négatif dinañ ci déglu leeralu Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ bi ñu dénk paj mi fii ci réew mi. ñu waxaat it ci miir ba daan woon fële ca Corniche Est aljuma la woon ba amoon ay yàqu-yàqu foofule ab délégation ministère des mines ak géologie demoon na foofule waaye jël nañu laaj it jébbal ko ñi seen xam-xam màcc ci wàllu woowule lan moo waral phénomène boobule seeni tontu ci biir xibaar yi ci kanam tuuti. xibaar yi ci politique Aminata Mbengue Ndiaye ne kii di Serigne Mbaye Thiam am na yoon kon may na ko muy wax ci doxalinu parti socialiste moom ministre boobule ci jamono yee weesu waxoon na ni am na mbëbëtu jiite parti bi waaye muy dolli it ni intérim bu Aminata Mbengue Ndiaye faw ñu xoolaat ko. xibaar yi beneen ponk fële ca Guinée ginnaaw ba ñu fa amale ab élection présidentielle démb Nations Unies CEDEAO ak Union africaine di woote dal ci réew mi foofule ñuy ñaax képp ku yëngatu ci wàllum politique ak citoyen yi ñu xaarandigum ñu joxe résultat officiel yi bépp candidat bu am lu muy ñaxtu nag na ko jaarale ci yoon te bañ a woote fitna ci réew mi loolee lépp tënk la mbokk yi ne suti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi mbokk yi mbas mi ci réew mi tey jilee am na ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay doomi aadama yu amee jàngoro boobule booy xool nag cas contact mooy ñi ministère bi doon topp amul kenn ku ko ci am cas importé yi kay nag moom moo la jël askan wi jamono ji ndax booy xool ci tey jilee wàññi nañ lu toll ci fukk ak juróom-ñeent yi nekk ay cas importé am na benn nit bu faatu juróom-benn nekk Sowétas ak cas importé yooyu la ni ñu yokkoo ndax benn fan ci weeru octobre ba tey jilee wàññi nañu lu toll ci juróom-ñeent fukk ak benn tax na ba lii ñu naan test RT-PCR maanaam yi ñuy jaaralee ci bakken wala sax ci ay tëflit ñu ne nag képp kuy duggati fii ci Sénégal yóbbu nañ ko ba juróomi fan teg ci boo amul test bu négatif sax duñ la bàyyi nga dugg fii yeneen i leeral lañ ci ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr mooy ministre de la santé. suñu collègue ministère bi xamante ne moom moo yor transport aérien wàllu aéroport si lënkaloo ak ministère de la santé jëloon na benn arrêté le 13 octobre 2020 pour ñu mën a taxaw ci cas importé yooyu arrêté boobu dafa waroon entrer en vigueur le 1er novembre dañ ne woon le 1er novembre ku amul test boo xamante ne négatif compagnie yi amuñ droit indi la ci réew mi mais bi ñu seetloo mbir yi ni muy demee suba danañu gisee pour que dès le 1er novembre boobu ñu def ko application boo xamante ne duñu xaar bon de képp ku amul test négatif dañu décider suba dootuloo mën a embarqué wu ci avion yi pour ñëw Sénégal. beneen mbir bi mooy circulaire bi nee ne woon test yi xamante ne dañ ko laaj pour nga dugg réew mi muy RT-PCR Covid 19 dañ waxoon délai bi. juróom-ñaari fan lañ koy fixé li ñuy décider rek suba mooy test boobu durée de validité bi juróomi fan la bon dëkk suba incha allah maak ministre bi xamante ne moom moo yor wàllu transport aérien ak tourisme danañu daje pour que mesure yooyu ñu mën ko jël rapidement boo gisee ñu jël ko nag pour gën a aar réew mi la. naataangoom bi ñu dénk kaaraange biir réew mi sax di Aly Ngouille Ndiaye nee na am na pexe bu bees kon bu ñu nar a tëral ngir xeex mbas moomule ànd ceeg jëwriñ bi ñu dénk wàllum paj mi Abdoulaye Diouf Sarr bi ngeen dégg sànq ak dem beeg dikk bi di Omar Youm ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo bàyyeekoo ci vol yooyu le dinañ leen testé kon laataa ñuy jël roppalaan ak buñ ca wàccee ba noppi moom Aly Ngouille Ndiaye jàpp ni jamono ji mbas meek tiitaange yi ñu ci doon am ginnaaw màggal gi loolee lépp dañ na moom jëwriñ bi dañ koy déglu ak Mamadou Moustapha Ka ak Mamadou Moustapha Ndiaye ak Omar Ka fale ca Linguère.
suñu mbokk lébu yi Cap Vert. yàlla def na tey jii am na événement bu am solo bu ñuy dëgmal muy gàmm sëriñ si ñi ci woote wax nañ que nit ñi dem ak ay mesures barrières ñi nga xam ne ji également weesu nañu ko fan yi muy màggal gi aussi yàlla def na ci sutura ba màggal gi jeex na te gisaguñ en tout cas vague bu ñu ci nit ñi doon tiit sant yàlla kon jàpp na ne loolu aussi peut-être ay disposition la yoo xam ne bu ñu ko jëlee en tout cas dana am solo waaye ñu rax ci ne fan yi aussi gis nañ que ne deuxième vague maanaam mbir mi ñëwaat na côté Europe ak ñëw bu am doole. te nag kenn ku ne xam nga ne gannaaw tijji woon nañ frontières yi Sénégal mi ngi recevoir ay nit yu fi jógee bu ngeen xoolee chiffres yi ñuy joxe fan yi am na ci ñoo xam ne ñi bitim réew la ñuy jógee di ñu indil feebar bi. moo tax nag même ci loolu am na matuwaay yu président wax barki dem bi ñu nekkee conseil des ministres pour ñu jëlaat ko pour ñu xoolaat démb ministre des transports ànd na ak ministre de la santé ak sama service yi pour ñu mën a xoolaat yan mesure la ñuy jël pour gën a teengal ñi nga xam ne ñi dañuy ñëw jógee ci réew yooyu pour que ñu mën a tester avant ñuy ñëw. wala boo ku ci rëccit ba testé woo boo ñëwee moom ba ngaa génn aéroport ñu assuré ne test nañ la ba xam sa résultat ba la ngaa génn ñu ngay jaxasoog nit ñi. ni ngeen ko gisee kon Aly Ngouille Ndiaye da doon dalal collectivité lébu bi doon amal ab tournée nationale ñeel xeex mbas moomule fële ca Thiénaba ak gàmmu bi ñuy waajal daanaka benn semaine képp moom moo ci des xalif ba mi ngi woo képp ku ñëw foofule taalibe yi ñu wàccoo ak li kilifa yi wax ci wàllum tere ngir moytu jàngoro bi jamono ji ñu ngi waajal bu baax a baax sax nag ak ay seetal ak yu ni mel reportage Cheikh Anta Diop ak Seyla Tir ca Thiénaba. ci waajal gàmmu Thiénaba comité d'organisation bi ak askanu Thiénaba ñoom ñëpp jóg nañu di seetal dëkk bi nee nañ ren jii de bëgguñoo gis benn mbalit ci dëkk bi te lépp dina set te ñuy gàmmu si daañu leen dalal bu baax fexe nag ba li waa kër docteur diggale nag ñu wàccoog moom muy nag takk masque ak di roxasu ndox ak saabu loolee la xalifa général bu Thiénaba digal comité d'organisation bi ngir ñu taxawu ci ñu war a dikk gàmmu si. toujours bu ñuy jub bis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daañu ko waajal ci mobilisation boo xam ne nii sëriñ ci ndigalu sëriñ bi lañ koy def mu jaay ci chef du village boole ASC yi ak regroupement yi ak dawaay yi fi nekk ak maire dëkk bi ak responsable politique yi ñëpp ñu bokk ànd ak sëriñ bi wéttali dëkk bi setal dëkk bi bu ñuy waajal gàmm la ci gën a am importance mooy set ak Covid bi nga xam ni itam moom la ñu nekk nga xëy set la laaj di wax nag ñëpp ñu waajal ko ci set waajal ko ci mesure de barrière yi nga xam ne ni moom lañ digle ci ay masque ci ay lavage main ci ay jël ay distance. gàmmug Thiénaba bi day amul benn coppite ci ni ko maam yi daan defee loolee li Serigne Alassane Seck di chef de village bi xamle. kon daal li gën a am solo mooy Thiénaba ngi wàcc seen gàmm comme nañ ko daan defee ca mag ña ci jàng alxuraan ak jàng Ibnu Mayib ak sikkatur yàlla Thiénaba it amaat beneen particularité ndax bu ñu gàmmoo ba ci suba sa ca ngoon nag la ñuy waaj tànt bi nag dem ànd ak Serigne Thiénaba nag dem ci penc ma ca jumaa ja nag def seen cérémonie officielle mooy wàcc téere ak àggale Serigne bi àggale téere bi ñaanal mag ñi rijaasal mu xaddam yi ñu dénkaane sëñ bi sànni ay message am ci dëkk bi ak ci diine ji. fii ci Thiénaba ñi ngi sàkku nag ci ñi nga xamante ni ñooy gàmmu si ñu topp bu baax bàyyi tere yi dëkk bii di Thiénaba charia la ñuy dundee. jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu dem ba fële Fatick ñi loru ci mbënd mi lu ëpp junni ca ñoom dinañ leen jox ay jumtukaay ak koppar tukkee ci gouvernement bi commune yi mu gën a yitteel nag moo di bu Palmarin Sokone Fatick ak Passy gouverneur bi moo xamle lu ni mel mu cay dolli ni ci diwaan yu bëri ndox mi feesoon dell pompe nañu ba lépp jeex tàkk reportage Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. xibaar yi la ñu def ngir lancer seen activité mouvement Sauvons Fatick nag li ko tax a jóg moom mooy ŋàññi jafe-jafe yi nga xam ni ci la ville bu Fatick nekk bi ci njëkk nag nee ñu moom mooy ñàkkum xëy mu tar mi nga xam ni saa su nekk day gën a yokku ndóol gi ci dëkk bi. Macky Sall li mu seetaan ci Fatick bokk na ci loolu ñàkk gi mu ñàkk andi li nga xamante ni mooy muy ay usine tey boo demee ci kër yi da nga fay fekk ñoo xam ne dañuy yor soxna yor doom seeni parents ñoo leen di yor ba tey pauvreté bi dafee bëri ñàkk gi dafee bëri te loolu faw nu wax ko mu xam ko. Fatick nag ba léegi xar kanamam dara changé wu ci li koy taaral nag buñ sukkandikoo ci ñoom bokk na ci ñu defar tali yi nga xam ne dafa tojotoo ci bor bu nekk. bi ci tali yi nii ñu tojee ku fi ñëw tey jii da ngay am gàcce da ngay rus sax dem ci dëkk naan Fatick laa dëkk xool leen tali yi tey jii président de la république bi mu fiy ñëw yoonam bu mujj bii passé fi mu wiiree mooy station Diatta Senghor bala jàddee dugg ci biir këram génnaat dem loolu remarque la boo xam ne nit ñi def nañ ko sunu tali
tali yii mu bokk ci li ñuy respecté mu defar ko. jamono yi ci ginnaaw nag askan yi yeewu ci biir ville bu Fatick doon nañu naan ndox mu neex ndax ab usine bu ñu fi taxawal waaye nag daanaka ay weer yu bëri ngi nii ndox mi dafa dellu mel ni mu melaatoon sap-sap ak xorom bokk na ci li nga xam ni ñi ngi koy ŋàññi bu baax a baax. nga xam ne ndox mi bi mu xellee ñëpp doon jibile daa mel ni Fatick daa am lu fi xew ndox mi ñëw ñu jëfandikoo ko ñaari fan ñetti fan ñu tëjaat ko. mouvement Sauvons Fatick ñi ko seq ne li leen tax a jóg nag mooy nee ñu yëgal président de la république jafe-jafe dëgg yi nga xam ni moom moo am ci dëkk bi. dem nañ ba seetlu ne lii kat seetaan gi dafay bëgg a ëpp te li ciy solution mooy ñun suñu bopp ñu jóg am ci taxawaay boo xam ne dañ koy am ak président Macky Sall te loolu duñ ko arrêté. ñu xamle ne fii ci biir Fatick bëri na fi ay mouvement yoo xam ne taxawal nañ ko fi baat bi benn la dëkk bi dara doxu fi loolu la ñuy faral di dégg ci mouvement yooyu le di jéggalu bu baax mbokk yi élément bi ngeen seetaan sànq mu di benn mouvement bu yeewu foofule ci Fatick di wax jafe-jafe yi diwaan bi di dund ak pexe yi ci kilifa yi war a indi foofule dellu si fii ci Ndakaaru wax ci corniche est ak benn mur bu fa fàqoon aljuma jee weesu ba yàq ay woto foofule am na ab délégation ministère des mines et de la géologie dem foofu xool yàqu-yàqu yi nan la toll ñu ne am na ab jàngat bu ñu war a amal foofule ak ab liggéey ngir xeex lu ni mel ngir mu bañ di amaat jékki-jékki rek ay miir wala sax suuf si di màbb ci boor boobule dañ ciy déglu Ousmane Cissé conseiller technique la ca ministère ba ca micro Ibou Diouf ak Youssou Baro. fu soriwul dara géej gi ñoo ngi ci Anse Bernard bu ñu mënee doxantu fii laaj bi mooy fii ak i at ndax loolee dina mën a antu gannaaw éboulement wala lu bàyyeeko woon ci montagne bi daanu ñu ne nag jamono ji foofu li nga xamante ne côte sénégalaise bi ñu jublu ci. da ngay xam ne corniche bi dafa am ay parties yoo xam ne suuf la yeneen parties yi am ay rochers aujourd'hui avec changement climatique yi nag day tax ba géej bi di gën a avancé ba yi avancé nag day gën a pousse en fait plage bi jege dëkkuwaay yi. bu amee ñu jàpp ne rek ñenn ci askan wi ñoo waral li ni mel ñeneen ñi jàpp ne érosion côtière la wala changement climatique lu wër te wër mooy mbir mi. lu mat a bàyyi xel. lu nekk am na tabax bu mu war a def fu ñu ko war a defee ak ki nga xam ne moo ko war a def dafa am étude yu mu xam ne mooy dañuy delloowaat ministre des mines madame Aïssatou Sophie Gladima li muy wax tout le temps mooy géologie moo nekk ci njëkk ay mujj. fii ci plage bi nag am na rek luñ fi jot tabax taxawal ko ñi ciy yëngu tamit di sàkku ci kilifa yi ñu jàppale leen ndax gis nañ ne fii moom jéyee mën na fi bàyyeekoo saa su nekk. fii laay liggéey am naa fi 14 ans parfois am na ñu fi ñëw jël fii ay xeer du yóbbu te loolu dañ ko war a bañ waaw am yenn saa nga jékki-jékki benn kilifa boo xam ne ñu ne la état laa nekk ak dama soxla sama kër yi def ay xeer yooyu doo si mën dara. ménager fii mu rafet rek waaw wut ay ñi xam ne maanaam ay balayeur ñuy bale plage bi. aménagement bi day mi ngoog fii si site bi ça dépend si site bi ni mu mel loolu moo mun a tax en fait ñu aménager ko ba mu gën a rafet gis mun a tax nit ñi mun a ñëw feexlu et rétablir un tout petit peu la plage. maanaam programme la boo xam ne fépp ci réew mi. fépp fu ñu gis gox boo xam ne dafa am ay mandarga yoo xam ne day wane ne fii am na njëriñ pour géologie bi site yooyu dinañ ko recenser jël ko seet naka lañ koy aaree. ministère bi ñu denk lépp aju ci wàllu géologie ñu ne dinañ taxawal ay jàngat yu yaatu taxawal ci ay programme ngir taxawu bu baax a baax li ni mel. ginnaaw reportage yi bu Diouf dañuy déglu Ousmane Cissé conseiller technique ca ministère des mines et de la géologie. ajjuma ji passé nekk na loo xam ni bett na doomu aadama yi bett na ñi nga xam ni noo ngi doon di xëyee ba di jaar fii ci corniche ba sénégalais sax lay wax waaye lu ci mën a am solo mooy nu xam ni corniche bi nekk nii nekk na béréb boo xam ni bu bëri ay risque la ndax risque yi ci nekk loo xam ni moom la juddoo waale. ndax suuf su fi nekk dafa nekk ban la goo xam ni ban bu ritax. léegi nii boo xoolee nit ñi sax dafa mel ni nit ñi dañuy naan yàllaa ko dogal ndogal yàlla la waaye tamit nit ñi am nañ ci ay responsabilité parce que soo xoolee fi nga xam ni bâtiment bi daanu na fa ba mur bi daanu na fa la ko wër mooy ay bërëb yu ñu defar lu dëgër këcc loolu suñu leen defaree fi nga xam ni kenn defaru ko day nekk zone bu faible bi loolu normal la bu ko defee luy yëngatu ba luy yàqu fa lay yàq donc war na mën a gën a xalaat nan la ñuy amee jumtukaay ba taxawaay bu gën a rafet pour que li nga xam ne mooy nature fii ci Sénégal surtout fii ci corniche bi mu nekk loo xam ni lu ñuy sàmm la loo xam ni dina ko mën a utiliser ci num tegoo ci maanaam.
xibaar yi njàng mu kaw mi ak bachelier yu bees yi ñoom ñëpp dinañ leen jël yabal leen ci établissement public du am kenn ku dem ci privé ni ñu defoon daaw la ñuy doxalaatee ren ministre bi ñu ko dénk moom moo ko xamle moom Cheikh Oumar Anne mi doon def installation commission d'orientation dañ koy déglu ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. République moom ak gouvernement bi dañoo jël décision que ku am bac ren 2020 boo bëggee jànge ci université publique yi nga wane ko ci système bi ñuy wax campus nga taxaw demander ñu orienter la dañ la war a orienter loolu tax na tey commission bi tamit ñu wax leen te ne ñoom it dañoo war a bàyyi xel ci loolu daaw la ñu ko commencé bañ ko commencé daaw gouvernement bi am na ay nu mu jàppale woon secteur bi créé na ñaari téeméeri poste d'enseignement supérieur ak ci université yu bëri ñu taxawal fa ay jumtukaay ak ay bërëb yi nga xam ne dañ fay jàngee. Sénégal ñi fi toog te xëyuñu lim bi booy xool téeméer boo jël fukk ak juróom benn yi la ANSD moom moo xamle lu ni mel mu waroo lool ak xayma gi OIT joxe woon moom mi ne Sénégal bokk na ci ñetti réew yi ñàkkum xëy mi gën a la jël téeméer booy jël sax toll nañu ci ñeent fukk ak juróom-ñett kii jiite statistique économique ak comptabilité nationale ci ANSD di Mbaye Faye nekkoon gan bu info du matin moom moo xamle lu ni mel ñu déglu ko ci micro Chérif Dia. C'est patient mais mënta ñàkk donc si statistique parce que day souvent chiffres yi day am source yu bari mais li ma si gën jàpp mooy 40% bi ñu wax boobu si BIT la jóge te moom bi mu ko defee si réew yu bari la dajale mais nag soo ko boolee lépp mu ngi 40% si réew yooyu mais du Sénégal kese ñu ngi 16% ñun am nañ à l'ANSC dispositif boo xam ne dañuy permettre chaque ñetti weer yu nekk ñu génne taux de chômage bi waaw si boobu nag si enquête boobu ñuy def si Sénégal yëpp si lañ ak définition yi xam ne chômage la ñuy utiliser parce que y en a plusieurs donc y a ñuy xam ne taux de chômage bi dañuy wax chômage au sens strict BIT boo xam ne ku liggéeyut également 17 liggéey la ñuy lii ñun suñu définition mooy ku liggéeyut rek te nga tollu ci liggéey donc boobu mooy sens large bi boobu nag soo ko utiliser 16% lañ jox. ci atum ren jile Sonacos bëgg na jënd gerte bu bëree bëri directeur général bi moo xam la nu ni mel nee na buñ ko defee nag dina tax ba société bi am stock bu bëri ngir ñu mën a wàññi njëgu diwlin bi Modou Diagne Fada it ne dinañ amal benn unité boo xam ne dafay wal gerte gi ngir ñu mën a am beneen xeetu diwlin mu nga woon ca Louga ci tournée bi muy def fan yi yëpp Thierno Fall. Sonacos bëri lool ay mébét yu nga xamee ni si mi ngi ko wekk ci campagne collecte ren bi nga xamee ni si teel na koo waajal. teel a defar suñuy matériel de réception teel a nettoyer suñuy seko teel a wuti financement yi ñu amoon daaw reliquat bi ci des moo ngi fi te mën nañ cee tàmbali am nañ lu nga xam ne ñu ngi koy xaar mu jëm ci campagne 2020-2021 ci wàllu financement donc jàpp nañu wàllu financement du am problème. ñaata tonnes la ñuy xaar nag duñ fi nekk naan 150 000 lu ñu bëgg 200 000 dañuy wax ne luñ ñu jaay ñu jënd ko. fii ci diwaanu Louga ginnaaw liggéeyu yeesalaat yi nga xamee ni si amal nañ ko ci jumtuwaay yi nekk fii ci bërëb bi njiital Sonacos am na méwetu taxawal fi ab unité de transformation des graines. bu ñu amee gerte gu bari les femmes trieuses là yi ngeen daan gis ñu ci daan seen doole daañu dellu si mais ensuite daañ fi installer benn unité pour que Louga. di man di produire de l'huile brute bu nga xam ne dañ koy jël ci ay camion yóbbu ko Dakar pour raffiner ko mën ko jaayaat. Modou Diagne Fada di xamle ni njëgu liitaru dawlin bi Sonacos di defar mën naa wàññeeku ren ji waaye lépp mi ngi aju ci ñu matale li nga xamee ni moom la ñu mëbët ngir jënd ko ci gerte ren ji. mais defar dawlin gi li ci ëpp Sonacos daf ciy perte wala boog du ci am bénéfice mais nag bu fekkente ne am nañ gerte gu bari daañu mën a defar dawlin jox ko Sénégalais yi. xolli gerte HPS ak yeneen jaay ko bitim réew foofu Sonacos dafay am bénéfice su ko defee bénéfice ba ñuy am ci gerte gi ñu xolli di ko jaay dina mën a compenser perte yi nga xam ne mën nañ ko def ci dëwlin gi
dina mën a compenser wàññi gi nga xam ne dañu am yéene wàññi ko diwlinu gerte ci biir réew mi parce que président Macky Sall loolu la ñu sant. njiital kër gi ginnaaw ba mu dajeek ñii di producteurs yi taataan seeni soxla daal di nay visiter usine de décortiquage bu Louga bi nga xamee ni si depuis daaw ñi ngi fi amal ay liggéey ngir yeesalaat ko. niñ ko doon waxee ci bopp xibaar yi ci wàllum politique Serigne Mbaye Thiam am na sañ-sañ wax ci doxalinu parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye moo xamle lu ni mel moom mi nekk secrétaire général par intérim mu cay dolli nag ni jamono ji jotagul mu wax ci mbir moomule. Serigne Mbaye Thiam ci ay jamono yi weesu sax dafa ne woon moom daal bëgg na nekk secrétaire général waaye it faaw ñu xoolaat ab intérim boobule. Aminata Mbengue Ndiaye ak leeralim ci indi dañ koy déglu ci micro Mohamed Samba ak Ababacar Camara. bu ñu ko doon interviewé ku ko interviewé daf koo posé question moom noonu la ko gisee mu tontu ca la mu ca tontu nekk nag naan fii la golo gi taxaw ak lii vraiment di tontonte ñun man loolu yéen ñi xam ngeen ma man du ma defante yooyu amul lenn lu may tontu Serigne Mbaye point de vue am la joxe moom noonu la ko xalaate noonu la ko gisee mais parti bi moom ñun ñoo ko bokk duñ ci ànd du ñuy liggéey. sunu priorité tey mooy lii fi Ousmane Tanor Dieng bàyyi ñu fexe ba Ousmane Tanor Dieng fu mu tëdd du ñu jéppi mais sénégalais yi mu ñu fi bàyyeel tamit du ñu jéppi en tout cas lu ñu war a def pour luy avancer parti bi dinañu ko def te nag wax dëgg yàlla xam naa lan mooy parti bi parce que yàgg naa ci. Aminata Mbengue Ndiaye nekk it njiitu HCCT doon yëkkati kàddu yooyu lee ginnaaw liggéeyu ñaareelu session institution bi mu jiite bokk na ci ay tegtal yu ñu fa yëkkati mu ñeel bor bu Afrique ak nan la ñuy def ba neenal ko wàllum suuf ak fiscalité ci collectivité territoriales yi. dañuy dem ba Guinée wax ci élection présidentielle ba fa amoon démb ak coow li fa tàmbale juddu tey jilee mission d'observation bu Union africaine mooy jàkkaarloog taskatu xabaar yi. Barka Ba di kenn ci suñu ndaw lañu yebal ca Conakry Barka ñu ngi lay nuyu. waa démb ba léegi dégg nañ coow ak yenn candidat yu taxaw di wax ay résultats ba tax na am na ay mbootaay sax yu naan dal na egsiwaat lan la ñu mën a jàppagum tey jile altine ginnaaw ba élection bi amee woon démb. waaw ginnaaw bu Cellou Dalein Diallo Abdou Bandini moom moo déclaré wu vainqueur au premier tour amoon na ay yëngu-yëngu ci yenn parti Conakry surtout quartier yi nga xam ne ñoom ñoo favorable mën na yëngu ak ay quelques applaudissements am na ñu fa nekk sax ne am na ñu ci parti waaye loolu information boo xam ne ñu jotagum nañ ko dañu bëgg a demal ci famille bi su fekkee am ci daal di xool pour am lan moo ci genre d'élection mën na bëri souvent ay rumeur wala ay manipulation loo tegul sa bët ba mun koo firndeel mënoo ko reporter am ba des mooy tey ci ñu nekk addoge Union africaine dañu mooy kuréel bu ñu gënee ci pour mu saytu élection yi ñu ngi def point de presse liñ ci lu gën a ëpp mooy ñoom ci seen gis-gis élection yi donte am na ay rëq-rëq nemmeeku yu ndaw globalement comme ñu koy waxee jaar na ci yoon te ñu ngi woo ak ñu ànd ak dal pour jàmbur bi jël. allo Barka. waaw man soxna Nata. waaw Barka yaa ngi ñuy dégg dafa xaw am ay dog-dog tuuti rek ci kàddu yi xam naa ni réseau bi moom mooy xaw di dem noonu ndax tey jilee mën nañoo jàpp ni foofule ca Conakry daanaka amul benn coow dal am na fa ginnaaw démb ak xañ na ni ñu déggee yenn kàddu yi ñu yëkki foofu. ci biir Conakry soo nekkee ci centre ville de yooyu doo xam sax ne dëgg yàlla ci amoon yëngu-yëngu yi démb la woon mooy carte opposition yi la dañ jàpp ne ñoo am rek sellu mooy lu ñuy wax l'axe Bambey Toungara parti yooyu ñoo amoon ci échoué am ay jàmmarloo ndaw yu mais en dehors de ça biir capitale bi ku nekk ñu def sa soxla bul taw boo xam ne
Barka Ba waaw sant la gërëm la bu baax a baax am na yenn jafe-jafe nag ci dégg-dégg bi waaye du ñàkk ci yeneen édition yi incha allah di nga dellu si ci ni mu gën a yaatoo Barka Ba ak Mbissane Ndoye nekk suñu envoyé spéciaux foofule ca Conakry ñuy topp lépp lu fa xew ginnaaw présidentielle bi amoon démb Barka ñu ngi lay sant di la gërëm di la jox daje ci yeneen jotaayu xibaar ni ñu ko junjee sànq sax nag CEDEAO Union africaine ak Nations Unies ñoom ñett ñëpp génn nañu benn communiqué boole ndoo xaatim ko di woo askan wi ak ñëpp ñu yëngatu ci wàllum politique ñu ànd ak dal laata ñuy joxe résultat officiel yi foofule ñuy ñaawlu nag ñenn ci ñi nga xamante ni dañoo génne ay résultat foofule ca réew ma ñu ne loolee bokkul ci liy indi dal ca réew ma te bépp candidat bu am looy métit lu nanga ko jaarale ci yoon ci li la yoon may kon ngir mën koo wax dañuy egg si mbokk yi ci ponk bu mujj li yëglekaay yi xëy tey jile ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ko xamul rek ñu tëye sa loxo wiccax ba mu set seppi sànni l'observateur nañu noone le président Macky Sall doxalee ci dépensé ca palais ba ubbil yéenekaay bi gundaandaat ak ndaataata lax gamoon ca président de la république yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne président de la république dakkal na ko fuy journal bi sukkandiku ba tax mu jox ñu xibaar bi moo di ci projet de loi finance 2021 ak i coppite ki joyende yu bari yu ci am li ñu naan crédit de paiement jële nañu ko ci 78 milliards 499 millions gi mu ne woon wàññi ko ba ci 68 milliards 162 millions personnel ba ca cabinet njiitu réew mi seeni dépense wàññi nañu ko dévaluation gu rëy la Macky Sall di dunduloo gaayam ya ca pale ba gaay yi parti socialiste yi Walfadjri nee nañu njuum ak nooxóor yi leen di faral di féewale ñoo ngi leen di rogo jeeru guddi yu ñu toll parti bi aw na yoonu yëngu ndax Serigne Mbaye Thiam ci tànki Aminata Mbengue Ndiaye la nekk dakkal intérimam jël parti socialiste jiite ko loolee la bëgg ñu dégg kenn ci cadre parti socialiste yi muy yëglu di wax ne Serigne Mbaye Thiam na nuppalu ndax duñu ko masalalal tapirous ñoomu neen ñoom socialiste yi si du quotidien gis na ne ñoom la PS face au PS Aminata Mbengue Ndiaye ci bii boor Serigne Mbaye Thiam ci bee boor Alioune Ndoye taxaw ca wet ga di leen génnu bëtu docteur Maurice Soudieck Dione bu université Gaston Berger bu Saint-Louis di leeral ci xët mu njëkk si du quotidien ne parti socialiste aw na yoonu sànko te li ko nar a jur moo di ña ca nekk seen jëmi bopp lañ jiital ginnaawal projet parti bi les éco nañu Serigne Mbaye Thiam salfaañe ne parti socialiste ginnaaw bi mu fësalee yéeneem ngir jiite PS Bounama Sall secrétaire général Séné socialiste di wax ci yéenekaay bi ne Serigne Mbaye Thiam ak li mu def ni wute wut ak doxe parti bi ginnaaw jam ko paaka ginnaaw Mamadou Mbodj Diouf ne ko waaye nag ak lu man di xew dafa jot ngir ñu tànnal parti socialiste njiital parti démocratique Sénégal di Abdoulaye Wade mer na ba kanam ngay sël-sëli saxaar le témoin moo ko bind jëf ju ñaaw ju ñu def keroog ca siège parti bi rapport bi ñu ci defal góor gi moo merloo Abdoulaye Wade ki mu mere nag ba dàqul dem moom ci yoon porté ko plainte le témoin nee nañu moo di baaragay mi ñuy tuumaal ne moo sooke woon fitna ji jolli woon ca seen dajam keroog ma ñu daje ji ci Source A tey ministre enseignement supérieur recherche ak innovation di Cheikh Omar Anne moom la xëyee Cheikh Omar Anne nee na ren ji danañu orienté lu ëpp juróom-benn fukki junniy nouveau bachelier ak juróom bépp bachelier bu ko sàkku rek dinañu la orienté ci établissement d'enseignement supérieur public yi journal bi dolli ñu ci ne ngir tàmbali njàngale mu kawe mi weeru janvier 2021 ci anam wu mucc ayib ministre bi sàkku na ci commission bi mu liggéey ci ak mbooleem ñu ko séq te gaaw ci ngir fexe ba fii ak weeru décembre lépp yemb ci matuwaay yi ñu jël ngir gunge ko njàngale mu kawe mi ren ji Source A nee nañu dina ci bokk ci taxawal ñaari téeméeri poste d'enseignant développé yeneen infrastructure pédagogique sociale ngir yokk seen capacité d'accueil l'observateur di ñu leeralal ñi soogaam lijaasa baccalauréat ñu naan leen nouveau bachelier seen orientation nan la war a tëddee ministre enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne moo ki kàddoom ak maskam ci xët mu njëkk la Sénégal mu fay xam le ne dinañu orienté ren ji lu ëpp juróom-benn fukki junniy nouveau bachelier ak juróomi doomi Sénégal yu jigéen journal Le Quotidien nee nañu ñoo nga ñu tëyee ci Libi li leen kilifa yu Libi yi jàppee moo di dañoo jàpp ne seeni jëkkër ay jihadiste lañu ñoom ñëpp yéenekaay bi nee nañu dañoo demoon réewum Libi fekki seen jëkkër yi doon xeexal Daesh seen mbokk yi fii ci réew mi nag li ñuy fexe jamono ji mooy nu ñu leen mën a delloosi ci réew mi ñoom ak seen fukki doom ak beneenub doomu Sénégal bu jëyee dal ci kawam Vox Populi nee nañu moo di Alassane Kanté ñaar fukki at ak ñaar la amoon newoon ca France benn naar bu màndi moo ko fital mu faatu moom waa ji def jëf ju ñaaw joojee yéenekaay bi nee nañu police teg na ko loxo police sub Sénégal ak mariage góor jigéen bi mu tas keroog bu yàggul ba am ñu mu ca jàpp mooy coow ak mbambu ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool l'observateur libération ak Les Échos fu ci nekk sëyib góor jigéen yaa nga fa libération nañu ñaar fukki góor jigéen ak juróom lañu seen yaat mi ngi tàmbalee ci fukk ak juróom benn maanaam 16 ans ba ci fanweer de 30 ans ba leen police di bett ñuy takk seenub sëy ñoom góor jigéen ñi ñoo ngi leen fekk ñoom góor jigéen ñi ñu sol ay zipp ak i robb amoon na ci ñoom góor jigéen ñi ñoo xam ne ñoo newoon bàjjen ya juróom fukki préservatif ak i lubrifiant ak i maquillage ak i rouge à lèvres ak ay test sida police fekk na ko fa l'observateur ne ko dolli ci ay fer maanaam ay bin
jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye beneen Mamadou Ndiaye teew na ànd ak jigéenam Mairie Bey Mamadou maa ngi leen di ziar di leen nuyu li xew ci biir internet bi ci kanam tuuti lay doon incha allah waaye bokk na li ci gën a fës muy suñu dëkkandoo yi di waa Guinée élection baak hashtag bi ñu fa génne jamono ji. jaajëf soxna Naata ñoo ngi lay fay di nuyu téléspectateur wax nga ko heure bu baax bi léegi rek mu tàmbali tey nag nañ ubbi comme ni ñu ko defee démb lu gën a yaatu ci yëf yi xew fële ca Guinée ak seetlu nañ ni internet daf ci am taxawaay bu am solo ak seen hashtag bi ñu créé ngir duppee ko Guinée vote bi nga xamante ni gis nañ ni ñu bari ñu ko doon utiliser mais surtout information yu bari doon na fa jàll te gars yi doon nañ ko suivre. yaatal bi ci kanam tuuti lay doon li xew ci biir internet jërëjëf Mamadou Ndiaye sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias 19h30 incha allah yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.